mbokki Gambia ma dellooti rek di leen nuyu yéen ñëpp ak foo leen munti nekk si àdduna si di leen ndokkali ci weeri koor biñ dugal nii ñu génn si ak jàmm ci barke suma yaay barke suma baay barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li tax ma defar vidéo bi tey mooy am na ay suñ mbokki journaliste bugguma oo seen tur ñoo xamante ne dañ invite suñ brothers artistes yi ak sisters artistes yi nekk Gambia pour ñu ñëw recite Quran bi read Quran bi which is a very good move gis naa ne negative comments yi ñu ngi bari ba nga xamante ne foog ma defar vidéo bi ñu mun a eeyante rek because xam-xam moom du doy xam-xam dëgga du doy soo xoolee this ST sorry ona tur bugguma woon a oo tur because artistes yëpp laa emale yéen ñëpp suma ay brothers ngeen am na ñoo xam ne mun naa leen a jur sax waaye naa ne rek brothers ñu minimize affaire bi artistes yëpp suma ay brothers lañ mistake naa ma oo fi turi ST Birkama Boyo su ma ne ST dinañ xam kan la so ma continuer rek benn yoon waaye normally artistes yëpp laa emale bugguma woon a oo moom turam rek waaye dama gis ne am na ñu ko ñaanal waaye am na tam ñu bëree bëri ñoo xamante ne dañ criticize lim def ñu bëri ne mistake yi ñu ngi bëri critique bi bëri ba bugg a dee ma ne xaaral ma defar vidéo bii ñu eeyante moo gën because xam-xam moom du doy man dara lu ndaw rek laa leen bugg a wax ci vidéo bii nii one of the greatest Islamic scholar by the name Ahmed Deedat, Sheikh Ahmed Deedat, that's the real name. Laaj leen ku nekk Gambia gis nga top 10 Islamic scholars yi hardly nga tudda leen te Ahmed Deedat nekkut indi top 10 so man li ma wax ni nekkut ne maa ko wax man dama jootali rek Ahmed Deedat génn na àdduna yal na ko yàlla yóbbu aljanna xare ko aljanna yi gën a kowe ku baax a ngi noonu koo xamante ne dafa tëj inspire ñu bëree bëri ñu mel ni man yoon sax ak ñeneen ak ñeneen xam ngeen lu mu wax mu ne Quran bi soo waxee alif laam miim rek da nga yàlla def laa bindal 10 ñun lu ñoo wax ñetta fukka Sénégal duñ dee wax ñetta fukka ñoom fanweer la ñoo wax you get 30 te mu ne alif is not a word lam is not a word mim is not a word a letter you give a letter God Almighty give you 10 don't ask me how much is 10 in the sight of God moom si boppam sax loolu la wax mu ne sakantuma nga ne bismillahi rahmani rahim count it how many letters you get in bismillahi rahmani rahim letter bu nekk fukka nga dee am mu ne alif lam mim rek is not a word mu ne alif is not a word mim is not a word lam is not a word mim is not a word still you get 30 mu ne what about when you say bismillahi rahmani rahim man waxuma ne ku mistake waruñ koo wax de waaye xam nga lan a garaaw yéen da ngeen di wax ne nit ki mu ngi mistake ba pare waxu leen mistake bi fan la because it's easier to criticize people without bringing the solution man bring the answer fan la boy bi mistake fan la xam nga dafa am technique boo xamante ne dama ko bëgg a wax mu leer dafa am technique boo xamante ne loolu yàllaa ko dee maye yàlla moo dee maye yéena yi dafa am recitation of the Quran loo xamante ne dëgga suñ fi tesoon ñu bari dañoo féel it is true because da ngaa dem Egypte fekk fa ñi nga xamante ñoo daa yu mag yi la ñi nga xam ne seen xel dafa xarañ ci alquran Morocco Tunisia
Pakistan nit ñi gën a am xam-xam ci Quran bi fa lañ nekka dem leen ci internet bi ngeen xool xam ngeen lana dee happen foofu noonu da ngeen di gis xale bu ndaw bu am 14 yeneen ci liste bi yow yaa ngi am 30 something yow sa tur ñëwagut yow ñëwaaguloo nga yaa ngi ci hall bi di dégg ki nekk ci stage bi ni moo jàngee alxuraan ni moo jàngee ni moo nookee affaire yi ni moo briitee génnee ngelaw bi ak yéena yoo xamante ne ci biir la loolu technique la loolu looy jàngala for a long time yow yaa ngi am 30 something di dégg ko am 14 moo nekk ci stage bi da nga dee toog rek dégg mu ne macha allah affaire bi dugga na macha allah moom daf dee xam ne moom mi nga xam ne mu ngi mag kooku am 14 moom su ñëwee du am chance ñi dee nekk ci top 5 bi ay xale yu ndaw lañ dee nekka yow nga nekk mag nga ñëw foofu yow def la dee óor peg ne amuloo chance because su dee prononciation bi moo tax ñu naan mistake su dee prononciation bi rek la ñoo wax loolu mooy mistake dañ ñuy mistake bari nañ suma waay Ahmed Khalifa Niass wax na ko du Sénégal mu ne am na ñu bari ñoo xamante ne suñ leen di test real test laa wax intellectual level mu ne Fatiha fala nit ñi di féele Fatiha rek mu ne fala nit ñi di féele Fatiha bi nga xam ne ñëpp a foog ne mun nañ ko waaye dafa am nuñ ko dee riidee waaye yàlla moo dee jéegale suma waay booy bi de lim jànga foofu man gisuma fa benn mistake su dee prononciation bi la ñoo wax baatam bi la laameñam bi moo mel noonu yow da ngaa nekk soose nga màgga nekk soose yow noonu nga dee waxee Paul di same thing Saraxule di same thing Wolof di same thing yow da ngaa gis sax koo xam ne mu ngay julil nit ñi nekk si kanam jiite soo dégloo bu baax da nga xam ne kii soose la maa nga déglu bu baax xam ne kii Paul la kii Saraxule Paul yi dañ dee déggal loolu Saraxule bu jiite Paul yi dañ dee xam ne kii oo ko Sarankule oo ko ceeb xare ñu ngi ko fekka ñu ngi ko xam ñun ñoo dee toog Paul yi ak soose yi ak Saraxule yi ak joolaa yi ak everybody ñoo dee toog together loolu tong bi rek laa I don't know how to call it in English sa laame ñu ngi dee waxee ni la yàlla bindee let me say that waaye still mun ngaa practice loolu noonu practice la ñi nga xam ne ñoo mun a jàng alquran dégga su jàngee alquran yow nga bugg a practice loolu ay at la loolu dee jël you understand what I'm trying to tell you soo leen waxee ne boy si mistake nañ léegi indi leen solution bi wala at least yéen xam nga Africa this is the problem yéen doole yéen to criticize is easier yéen da ngeen waroon a prepare seen boppa ngeen indi ku mun loolu noonu ngeen jëlee ko Tunisia I don't know even Africa xam naa ne doo leen teel a am nit de koo xam ne dafaa ñëw ne du nii la ci internet bi yëpp leer foog nga gis kenn ku ñëw ne hey du nii de nii la yow mii waa ne nii la du nii yow tamit nii la because Ahmed Dida su waxee ne soo ne alif laam miim rek li la yàlla dee jox sagar duma nga ne bismillahi rahmani rahim yow mi koo wax da nga am tiyaabo ki koo dégga tam dafa am tiyaabo neexaay bi fa la nekk yow mi dégga nag kii làkka kii jànga alquran take it very very serious mu ngi koo riit yow yaa ngi xool musical side bi te weeri koor lañ nekk ngeen di xëcca affaire yi benn booy si foog ne sax ñoom def nañ baakaar bu rëy te fekk defuñ benn baakaar booy if you say alif laam miim you get a lot sagantuma nga ne bismillahi rahmani rahim du suma woot Cheikh Ahmed Tidiane moo ko wax te daf ko dee wax all the time ñi dee wax naan Quran bi waruñ koo indi ci social media bi waaye ñooñu yéen de xanaa lan moo leen jot Ahmed Tidiane mu ne moom time am internet bariwul waaye still ay vidéo VHS la man soo gisee ma xam Ahmed Tidiane te musuma koo gis because I am the only person in Hamburg here with a full videothèque Islamic videothèque laa amoon fii nii te collection yi Ahmed Tidiane yëpp 110 videos 108 videos la o 106 videos fàtte naa upana tuuti 100 yëpp laa am
islamic videos yi yëpp laa am. Dama dajee nit in New York mu jaay ma full videothèque full cassette yooyu noonu yëpp time boobu VHS la. soo leen laajee ki moom Kerewan Sound Albert Market dina leen waxal bu baax lu mu am ci Ahmed Didat maa ko daan indil loolu noonu. In the end fii nit ñi dañ ma daan call like hell you know. In the end ci jumaa ji laa dem yóbbu foofu noonu yëpp képp koo bugg a koo xam ne mu ngi bugg a dara comme que Ahmed Didat mu ne moom moo ko wax mu ne mun ngaa copy suma vidéo defal what you like give it to your neighbors Muslim neighbors your Hindu neighbors your Christian neighbors do whatever you want with it comme que man bugguma si xaalis ma yóbbu yëpp si jumaa ji yóbbu ko foofu noonu moo tax ma xam li ma leen di wax nii waaye bugguma indi lectures Ahmed Didat yu bari di ci présentation bi waaye maa ngi leen di yëgal ne su fekkee ne da ngeen wax ne boys yi ak girls yi gis naa fa benn o ñaari jigéen ñoo xam ne ñoom tam very nice try nañ xulu allahu ahadu bi ma dégg naa everything ni mu ko xam nga isa jaana surullah wal fat wala aytal naasa bi gaa yi jànga everything xam nga ula wusu biramin falaki bi gaa yi jànga and everything xam nga try nañ waaye tam soo leen waxee nii yéen next time weeri koor su jotee doo leen amati artistes yi ni ñoo ñëwee nii di yéen tamit ah ñoom recite nañ seen level best at least ngeen ñëw ne su dee mistake baa ngi bari mistake bi fii la waru leen ko waxee nii la prononciation bii du nii la ñoom tam ñu mun see jàng waaye soo leen just criticiser nit ñi without ngeen indi solution loolu dafa indi confusion dafa indi problème te ñun suñ religion bi nekkul li ngeen foog de Ahmed Didat moo wax ne use the genes and spread the word of Allah moom li ma ooyee jeans mooy machine yi le moom li ma ooyee jinne mooy machine yi le vidéo caméra yi am nga recording video recorders yi nii use it mu ne you just use it and képp ku ko dégga dafa am tiyaabo ba pare ki defar loolu tam dafa am tiyaabo yàlla rek a am tiyaabo moo dee joxe tiyaabo soo koo xamante ne mu ngi jànga di try yow yaa ngi xeeb kooku noonu fekk yow li nga dégga noonu danga see am tiyaabo yéen tamit saar yi gars yi jigéen bi tam suñu raka boobu noonu bi mu riidee nit ñi criticiser too much falahi naas bi mu jànga hulu allahu ahad bi mu jànga xam nga loolu yëpp try na noonu la ko jàngi noonu la ko munee yéen tam ñëw leen ngeen indi solution waaye di criticiser nit ñi nii rek ba pare foog ne Quran bi si museum bi lañ ko war a teg fu sori li pala Ahmed Didat mu ne when you do a prophet's work you get a prophet's reward mu ne don't ask me what is a prophet's reward how much it is how to weigh this what is the weight of a prophet's reward and a normal reward mu ne xam ngeen lan mooy prophet's reward def ñu jox even example because pa bu am xam-xam la ñu nekk Gambia am xam-xam duñ bañ ne pa boobu borom xam-xam la yéen tamit mu ne waxi yàlla soo ko jottalee nga génnee ko nga wax ko fu nekk ñépp dégga mu ne you are doing a prophet's work although you are not a prophet mu ne Allah subhanahu wa ta'ala will pay you a prophet's reward mu ne don't ask me how much is prophet's reward moo tax soo leen déggee nit koo xamante ne jullit la doo leen ko dégga sax muy tari dara mu ngi em ci bismillahi rahmani rahim rek bu leen fàttali leen Ahmed Didat wax mu ne alif laam miim rek ñetta fukka nga dee am mu ne sakatuma nga ne bismillahi rahmani rahim tubaab yi nekk fii te convert islam am na ñun ci xam nga waxoon naa leen ne ñun dañ bokkaa tubaab yi am na ay tubaab yoo xam ne ñu ngi fii suñu ay mbokka lañ ñu ngi convert into islam ñoom biñ déggee li Ahmed Didat wax nii ñu realize ne with bismillahi rahmani rahim I can get a lot
it's like a business boo xam ne doo soxla sax de dañ ci addict xam nga addiction feebar xaw ma lan ay addiction ci olof koo xam ne def ci feebar ci bismillahi rahmaani rahim yow balaa ngaa génn sa néeg bismillahi rahmaani rahim nga dugal nga ñëw ci sa moto balaa ngaa dugal sa caabi nga ne bismillahi rahmaani rahim nga dugal comme que da nga miin foo balaa ngaa toog foo mun di dem balaa ngaa toog ne bismillahi rahmaani rahim ci toog bi tam ci biir moto bi nga ne bismillahi rahmaani rahim nga dugal caabi bi balaa ngaa taal nga ne bismillahi rahmaani rahim nga start di dem nga ne bismillahi rahmaani rahim di same thing nga wàcce ci moto bi nga tëj moto bi ne bismillahi rahmaani rahim fi ngaa dem tam nga nuyoo very nice foog nga toog balaa ngaa toogaa nga ne bismillahi rahmaani rahim loolu yëpp mu ne bul dee xalaat sax yàllaa ngi bindaat spécial malaaka yoo xam ne ñoom loolu rek la count rek la because soo starté di count yooyu kañ ngaa pare te fekk ñooñu noonu Quran bi ci seen laaka rek lañ ko dee riit you understand ñooñu seen yëpp ci bismillahi rahmaani rahim lañ ko def so bu leen foyee koo xamante ne mu ngi riit Quran bi waxuma ne ku mistake duñ ko wax de waaye tam li gën mooy da nga jàng ba fii nii li nga jàng pronounce nii du noonu yéen xanaa xamul leen nuyoo sax nit ñi dañ ci dee am problème because you know yàlla dafa ne Ahmed Didat mu ne Allah subhanahu wa ta'ala told us that when you meet somebody greet him muslim yi dangaa gis ku la nuyu assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu xam nga loolu dafa gudda waaye noonu la ñu ne soo yàkkamte mun nga ne assalaamu aleykum the same thing pour fay nit nuyu tam the same thing da nga war a wax wa aleykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu waaye soo yàkkamte mun ngaa wax ne waaleykum salaam am na sax ñoo xam ne dañ ko gën a dog ne aleykum salaam ñu bàyyi waa bi waaye dibéet yii nii xamuñ ne waaleykum salaam baax na aleykum salaam baax na waaleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu tam baax na bàyyi leen nit ñi ñu am ñu nooki because soo leen defee nii next weeri koor doo leen am artistes yi ñu ñëw nii di recite nii di Quran very nice am na ñu neex baat am ñu naxari baat but it's not about that mu ngi leen di waxal technique bi ngeen di wax ni loolu jàngala man de mënuma ko wax dëggaa neex yàlla it's crazy ñu nekkuñ arab waaye dafa am technique bi nga use pour jàngal alxuraan loolu noonu technique boo xamante ne la mag sax def ko dee jàngal long time balaa moom mun sàkkantuma xale yi because booy bi yéen a ngi ko gis mu ngi recite yéen a ngi xool just artist mais bi dina am ku wax ne warutoon a sol mbaxana bu def ni kaab waroon naa sol mbaxana waroon naa ndel foon no nga yu kenn amut you understand me waaye it's also a mistake to think that the social media, the Quran have nothing to lose in this social media. This is not true. yi ngeen guddi lañ nekka dem leen internet ngeen xool di ngeen gis live kaaba bi live at the internet live laa wax so nañ bàyyi xel ñu support xale yii nii man de maa ngi yëgal ñëpp ne xale yi liñ def nii lu baax a baax lañ def te tiyaaba bu dul jeex lañ ci am comme que Ahmed Didat wax nañu soo ne alif laam miim rek liñ dee am sànga duma nga ne bismillahi rahmaani rahim ñii dañ tari am na koo xam ne dañ ko criticiser ci Fatiha mu ngi mel ni moom Fatiha rek la mun yéen a ngi xeeb Fatiha de it's a problem yéen a ngi xeeb lu nganda yéen a ngi xeeb lu nganda gis ngeen tubaab du xeeb bismillahi rahmaani rahim rek saganduma Fatiha bi yëpp kii mu ngi def mel ni dafa raam kii mu ngi def mel ni dafa wëy kii fekkat ndeysaan baat bi rek la ni mel la laa meñ bi la nga dégg ku jàng isa jaa nasrullah nga dégg ku jàng isa jaa nasrullahi suma waay am na ñu ko dee jàngee differently am nga waxuma ne yëpp
waaye bàyyi leen loolu ci loxo yàlla yéen tamit yàlla mooy jooj nit ñi yéen kay support leen xale yi ba pare su fekkee ne ga am na fuñ mistake ngeen indi loolu noonu ku ko mun ngeen ne nii la diw sangam de bi moo jànga de nii la ko jàngee waaye nii la waaye óor na ma soo leen indee mag bu ne nii la du nii lii du nii foog ngeen gis beneen mag bu ñëw ne mag boobu tam mistake na islam moo mel noonu te noonu la baaxee waaye tam bu leen criticiser xale yi bañ foog ne def nañ baakaar di baakaar loo nit ñi ci loo xam ne lu baax la man jëlee naa si tiyaabo ki gën a ndaw lim jànga yëpp I enjoyed it am na foo xamante ne xam nga mu ngi nuroo mistake waaye du mistake loolu yëpp nañ ko bàyyi ci loxo yàlla man daal xam naa ne dégg naa mustaad bismillahi rahmaani rahim dégg naa ko jëlee naa si tiyaabo comme que Ahmed Didat moom du fen dégga rek la dee wax moo tax foo leen déggee nit di lifin déglu alxuraan jàng alxuraan déglu leen ko yéen ñiy criticiser nag tiyaabo bi du leen mun a dal comme que da ngeen di criticiser waaye itam criticiser indiwu leen solution loolu du ñu yóbbu fenn loolu tam ma ne xaaral ma ñëw defar vidéo bii explainal nit ñi xam nga suñoo wax tam di criticiser ñiy jàng Quran bi ñu indi solution this is it nañ indi solution daal teg ko si table ne booy si niñ ko jàngee du nii la booy si tam muñ see jàng dara they are not perfect ñi ngeen indi si caméra bi yëpp ba pare li gën a fo da ngeen oo nit ñi ñu ñëw uyu si leen yéen next time soo leen ooyee nit ñi duñ ñëw de because gis naa seen final xam nga writing bi ñu def ci internet bi ci seen Facebook site bi read naa ko criticize ngeen each and every one waaye indiwu leen solution de te loolu du journalisme man dama foog ne soo leen di criticize nit ñi tam da ngeen war a indi solution teg ko ci table bi especially lu topic bu mel ni Quran nga xam ne dañ ko war a respect dëgga dañ ko war a respect waaye Quran tam dafa nekk loo xamante dañ ko war a spread dañ ko war a wax nekkul lu ñoo dencadee nekkul lu ñoo Africa rek ngaa gis loolu noonu su ko defee ñu ngee dem ak christian yi every time fekk yow xulu Allahu ahad sax yaa ngee dégg affaire soo déggee God Almighty is telling you hu Allahu ahad gis nga qul Cheikh Ahmed Didat told us qul doesn't mean only for us to tell it for ourselves that God Almighty is the one and only hu Allahu ahad mu ne qul also mean to tell them hu Allahu ahad Ahmed Didat mu ne did you tell them ba pare yàlla sax mu ne different places yàlla daf ñu dee wax kan lañ war a waxal xam nga Christianity is not a missionary religion mu ne it's just the Christians who make it missionary mu ne the real missionary religion is Islam because dañu war a mu ne yàlla moo wax ne ñu wax a ñoom ba pare yàlla dafa wax kan la ñoo waxal yàllal kitaab la wax mu ne who are they? The people of the scriptures. Who are they? The Jews and the Christians. And in the Gambia, we do not have Jews in the Gambia. We have Christians in the Gambia. We don't talk to the Christians. Ahmed Didat told us that we have to tell to the Christians. Wala takullu salasa. Mu jox ñu translation. Don't say Trinity. The foundation of Christianity. Father, Son, and Holy Ghost. Ahmed Didat told us it is Allah who commands us to tell them. It's not only we. Because Julie di jàngal loolu noonu yow doo dee understand. Fekk nekkul ne yàlla def la nekkul ne ñun rek laa waxal ne we don't have to say Trinity. Amul benn muslim buy wax Trinity. Amul benn muslim in the world who used to use the word Father, Son, Holy Ghost. Ñun dañ ko bañ be with the 99 names of Allah, there is no word Father there. There is no Abba there. Abba in Arabic mean Father. But Rabba nga fa dee gis. Xam nga dafa hard. Ahmed Didat mu ne is more difficult to pronounce the word Rabba. Mu ne is always Rabbul Alamin. Not Abbul Alamin. Déglu leen Ahmed Didat dem leen ngeen
google Ahmed Didat waaye bugguma leen téye fii ci Ahmed Didat bi moom ëppa because lim dee jàngale moo ëppa moo bari dem leen ngeen jàngi te jànga bi du school rek dem leen ngeen google waaye yéen tamit google Guinée boo xamante la loo ko laaj mu tontu la loo ko laaj rek mu won la ko. It's easier in Arabic to say the word father waaye yow yaa ngi dégg yàlla ngi wax wala takullu salasa, don't say Trinity boobu noonu it means we have to tell them tell them wala takullu salasa. Tell them who Allahu ahad, that he is the one and only. am ngeen ulu Allahu ahad fan la gën a garaawe fi moo jeexee walam yakul lahu kufuwan ahad. gis nga loolu soo ko waxee ku mel ni tubaab daf dee jaaxle. there is nothing like unto thee loolu lañ ko dee translate waaye modern English which means anything you can think or imagine is not Allah. ak loo mun di xalaat nag ci sa boppa is not Allah. anything you can think or imagine is not Allah. This is walam yakul lahu kufuwan ahad. It's too heavy. It's just too heavy. Although ñu ngi foog ne dañu understand qul Allahu ahad because dañ ko dee use because it's short pour buñ mistake suñoo julli. moo tax nañ bàyyi suñu xel bu baax a baax ñuy am tiyaabo ci li ñoo def su nit mistake ci Quran bi ñu ñëw indi solution ñu ne nii la du nii. you understand me waaye ñun kon duñ dee def loolu am na bëree bëri comme li ma leen expliqué su yàlla waaye ne ñu waxal nit ñi ñun dañoo foog ne ñun dañu war a julli rek di waxal xam nga yàlla ñun rek laa waxal su ko defee ñu ngi dugga ak Christians yi in Africa in Gambia especially Banjul dafa bëri woon ay aku ñëpp tuub nañ xam ngeen lan la leen tuubloo nekku ne ñun ñoo doon ñëw di leen jox religion bi di wax nii di ak yooyu noonu de déedéet yow ñun ñu ngi bokk school suñ parents dugal ñu school ñoom daan seen parents yi dugal leen school you understand léegi ñun ñoo bokk classe jullit yi ak christian ñoo dee bokk classe léegi dem ba xamante and everything miinante ba mu ëppa ñeneen ñi sax dañoo ñëw di foyante suñ kër ñun dañuy dem di foyante seen kër léegi time yi sey jot ndaw si boppam moo la dee wax ne ma ne demal ñaani de soo amee ay xarit ñu ne la bro demal ñaani de suñu sisters yi nga xam ne ni ñu rafetee macha allah ni ñu rafetee comme ay jinne soo ñëwut keneen ay ñëw xam nga ku rafet ba mu ëpp suma waay yow xam nga ne yaa ngi bugga su ma buggee naka laay de su ko defee jigéen bi ne la fii de ticket bi da ngaa tuub yow koo xam ne mu ngi bugga suñu sisters yi nga xam ne ñu ngi rafet nuroo jinne yow suñ la waxee sax ne nga daw ba France su dee plane amul dara amul dangaa dox ba France ñaari at la loolu di jël wallahi ñooñu dañ dee dem dinañ daw ba France ñëw demal nga war gaynde nga woon ñu ne war nga gaynde woo borom dina uti gaynde de gaynde amul Gambia waaye dina uti fu moo amee gaynde suñu sisters yi ñoo mel noonu rafet ba mu uppa macha allah yow nit ki ñëw ñu ne ko dangaa tuub lii rek ngaa wax dangaa ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah moom tam mu wax di seenti kenn du ñëw xool ndax kii def de dina julli continuer julli ak yooyu noonu ko doo su ko defu doo mun a ñëw ne yaa ngi jël si sa jabar sa doom bi nga mayee pour woon leen rek ne ñun dañoo duggoo ak christians yi waaye li ñu yàlla yooni dégga suñ mission lu bari duñ ko dee def. You do a prophet's work, you get a prophet's reward. Xale yii nii su fekkee ne artiste bu film la mu ñëw riid jàppale leen ko ci ni mu riidee pour next time mu mun a prepare boppam ñëwaat mu xam ne lim def nii tiyabu bu baree ci nekka pour bu mu discourage soo leen indee affaire bi ngeen xëcc affaire bi munuroo ay baakaar yu kenn xamul loolu du mun a dem moo tax ma ne xaaral ma ñëw defar vidéo bii ñu yokkalante xel because channel bi yokkalante xel rek la li ma wax fii yëpp nag du suma kaddu Cheikh Ahmed Didat moo ko wax te kooku noonu wax dëgg neex la nit ku am xam la laaj leen nit ñi nekk Gambie dinañ leen ko wax so with these words maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen santa di leen gërëm di leen ndokkali once again ci weeri koor bi le wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen jox appointment another time inshallah